suñu naataango yi nekk ci yéenekaay bi di Yoor ñoom dañoo jàpp ne El Hadj Mansour Diomaye dafa doon def la ñu duppee couteau à double tranche dafa jéem a charmer waa parti démocratique sénégalais ak libéraux yi. amoo beneen question li Diomaye waxoon démb commenté naa ko ba noppi de. amoo beneen question. loo yaakaar ne loolu moo xew est-ce que nga jàpp ne Diomaye da doon jéem a charmer waa parti démocratique sénégalais. sant naa ko bu baax ci discours am vraiment daal sant naa ko daal. ok xaaral moo joxe ci sama xalaat comme ci affaire diggante mi mais président de la république. doo gaaw a dégg mu wax mukk lu neexul waa APR wala mu wax lu neexul waa PDS parce que déjà ñi ko séq ay cosaanu APR lañu ak ay cosaanu PDS Abdourahmane Diouf réew mi moo ko meññi réew mi PDS moo ko meññi Aminata Touré APR moo ko meññi laata APR moom Macky Sall bokkoon AJ/PADS ak ñeneen ci ñi nga xam ni Serigne Gueye Diop APR moo ko meññi parce que nekkoon ministre conseil Macky Sall. Macky Sall boo bokkul ci moom doo ko doxalal mais bu dul loolu man discours ba man Ablaye Wade jour alternance. de son état de santé mars 2000 laa jëkk a def en direct ci rajo di def nekk stagiaire jeune stagiaire def direct rajo di joxe ay résultats. ma xam lu bëri ci élection présidentielle yooyu élection législative yi ca topp élection locale yi ca topp xam bu baax tractation yu bëri yi ñu doon def ca Saly bu ñu nammee fal benn président assemblée nationale doonoon mbokk te jigéen itam lool ay mbokk Youssou Diagne mi nekkoon président assemblée nationale te mu jige woon lool Abdoulaye Wade boo xam lu bëri ci PDS kon xëy na ñu bëri ña fa nekkoon gënuñu maa xam PDS. wala ñu gën maa xam Abdoulaye Wade. ci doxaleem ci wàllu politique ba mu faloo ak léegi jaar-jaar yu bëri yi fi am ci nguuru Abdoulaye Wade kon man uma ci defar uma ci yàq ku mu neex nag nga yëkkati say kàddu yu rafet waaye fekk na nit ñi jiit nañu leen ci respecté mag déjà surtout mag mu am téeméeri at la ci des lépp wàllu politique la comme politique la na nañu politique rek Diomaye day def ka leen dee waa PDS ak waa APR mais mos naa toog fii ma ne la bis boo déggee ku bokk APR nekk ci nguur gi bu mu la bett bis boo déggee ku nekk PDS nekk ci nguur gi bu mu la bett et ni ñu jekkale seen tur yi di ko woowee wàllu tekki wal nag du nu tudd. takku wàllu Sénégal takku wàllu mais PDS APR la. mais araamul mais nañ ko manifester siiwal ko ñu xam ni ñoom dañu bëgg a jàppale nit ki mais yoon bii la ñu bëgg a jaar Alamine lu bëri dina dévoiler wu am na Ousmane Sonko junji ca Cap Manuel. pourtant dañoo yeb Ousmane Sonko de mais Barthélémy Diaz junjoon na ko fi donte woon daf ci demoon plus loin moom et daf ko defoon benn arme pour xeex Ousmane Sonko moo taxoon poigne ñoo am ko woon parce que dafa manqué woon objectivité pourtant Cheikh Yérim Seck tudd na ko ay yoon pourtant même Madiambal Diagne tudd na ko mais amul woon objectivité parce que dañ ko defoon arme pour am ku mu ci daaneel mais Ousmane Sonko daf ko junjaat mais waxul protocole. mais ndéeyoo la wax ndéeyoo digganteem ak Diomaye. ndéeyoo digganteem ak Diomaye. et dafa am beneen wax bu am solo bu mu wax ni ko dafa mel ni yëf yi doonatul maak yow wàllu politique dafa mel ni affaire personnelle la te man xawma lu ma la def loolu moo tax bàyyi xel dafa mel ni affaire personnelle la dafa mel ni dafa am lu ma la def mënatoo maa sax xool loolu nag dafay refléter lu bëree bëri. ci yeneen possibilité ak yeneen bunt yu mën a ubbi ci wàllu politique pour accepter ko mënul woon a accepter démb pour accepter ko bokkul woon gis-gis pour accepter ku la joxul woon démb yow considération lépp mun na nekk mais de toute façon dafa am kenn ku ñuy fàtte ci xeex bi muy sénégalais bi ci boppam nañ toog seetaan leen bu fekkee dafay xaar dividende ci biir PDS xam nga gone Pastef fi dafa am lu ñu desee comprendre gis nga mag ñi leen topp di leen tàccu di tànn ci ñoom ay star di tànn ci ñoom ku ñuy bañ mag ñooñu bëgg a eggaat ci nguur dong moo tax parce que du ñu doyal nguur wóoluwuñu gone yi du benn yoon bu ñu leen wóolu bëgguñu leen mbëggeel googu waaye nguur la ñu bëgg te ñàkk comme nguur gaa ngi ci gone yi nag dañuy fexee nu gone yooyu féewaloo pour ñu am ñoom kuñ ci féeteel
pour mën a des ci nguur ñoom ñëpp nga nguuru fi nekk nii de ñoom ñëpp nga nguuru fi nekk nii te fooguñu woon ni dinañu am nguur googu ci nguuru xale yi loolu mooy li tax amul lu mu leen jaralul léegi ne ci xale yi ku ci foog ni mën nga am ay soppe yu bees ay xarit yu bees ci xale yooyu da ngay daal di tàllal ñooñu loxo fekk na alamin jaan dafa am li arab di wax al mu waxas ak mu annas c'est-à-dire mun nga yar sa gaynde ci kër gi ba mu adopté ak nit ñi ba du leen matt mun nga yar jaan ci kër gi ba mu adopté ak nit ñi ba du leen matt mais yàgg-yàgg jaan lay doon bis bu natiiram dikkee mu def lu bokkul ak li nga doon xaar ci moom comme nit aussi bu mën na nekk ci àll ba dootul compatible ak nit ñi mais foog mu continuer di def yëfi nit bu loxoom taqee dina dem raxasu buy lekk lu weex dina ko suukar mbaa mu soppi ko parce que ak nitam day des ci moom donte mun nañ ko transformer ba mu am beneen nature gis nga coow li muy mag ñi séddale xale yi yor nguur gi ut ku ñuy bëgg doon bàjjanam doon di jaayam ut ku ñuy bañ def ko noonu te di ko tàmm bëgguñu kenn ci ñooñu seen bopp dong la ñu bëgg ak seen nguur ak seen gundaandaat mën a garder seen alal ak seen i njaboot. laataa ñuy jeexal Alaaji Mansour ñu xool Libération li ma xëyee ni ki tey daa mel ne coowal ngóor jigéen ak dossier bay jógoon foofii ca diwaan bu Linguère am na ay rebondissement yu yees yoo xamante ne ñëw nañ ci mbiruk bi dugal Ndiaga Seck am na coow yu bëri yoo xamante nag juddu woon na foofu ca diwaan bu Linguère Libération ñëwaat ci ni ki tey de nouvelles plaintes et des aveux corsent le scandale la yéenekaay bi wax Alaaji Mansour nga jàngatal ñu ko. mais Alamine c'est que damaa jommi tuuti. parce que agent yi nga xam ni ñoo nekk ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ñoom kan lañu ni moo leen doon dragué Amadou Lamine Dia wala Ndiaga Seck. Amadou Lamine Dia. Amadou Lamine Dia mais Amadou Lamine Dia bi ñu ko jàppee léegi day yàgg comme ñoom dañuy toog ba léegi ñu soog a kalaame. waaw xam nga Amadou Lamine Dia moo dugal Ndiaga Seck. waaw moo tudd Ndiaga Seck. waaw Amadou Lamine Dia boobu nag moom moo doon dragué ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ngay wax ni. mais li tax ba mu leen dragué ci jamono jooja kalaame wuñ ko. ñu toog ba léegi ñu soog koo kalaame. dañoo dem ba ci diggante bi. waaw. kenn ci ñoom. waaw téléphone am. waaw am rapport ak Ndiaga Seck. waaw. léegi bi téléphone bi amee ak rapport ak Ndiaga Seck ci lay soog a avoué nag li xew ñeneen ñi xam ne dëggantaan nag yàgg dossier bi day yegg si ñoom xam na. ah waaw moo tax nag ma ne gis nga affaire wu seen plainte yi dañ ko teg ci suuf dalu sama xel parce que man góor boo ma jéemee doxaan ca saasa laa koy lijjanti ca saasa. wala ma bloqué la ca saasa. wala du ma wax ak yow benn wax boo xamante ni bii dana jëm ci ëllëg buñ ma wooyee ma am gàcce am na ñu woo bàyyiwaat leen dossier bi am na ñu woo bàyyiwaat leen parce que gisuñu am message yu jóge ci ñoom yu mën a tax ñu teg leen loxo et pourtant xam nañu ni doon nañu jokkoo ak kooku noonu ba am fu ñu ko askanale ni yoos la wala wubbi la donc man ñeenti agent yooyu nekk ci hôpital boobu xeebalu ma leen seen kalaame mais sérieusement man xaw na tey sama xel parce que bi ñu tegee loxo Amadou Lamine Dia ak léegi ni mu yàggee ñu toog ba yëg ni police mun na xam ni doon nañu jokkalante ak waaj ñu daal di koy kalaame mais bi ci gën a beneen li ci gën a tey sama xel mooy étudiant bi nga xam ni moom lañ ci teg loxo. te mu doon jëflante étudiant bi tudd Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou nee na waa ji doon nee na ndijaayam benn ndijaayam bi mu def classe CM2 la benn ndijaayam doon abusé wu ci moom finalement nag boobu mu ngi def classe CM2 finalement bi mu xamanteek ki nga xam ni moo di Amadou Lamine Dia voilà mu nekk nag femme officielle di nekk ak moom tout le temps étudiant boobu ni mu waddee parce que moom bi mu yëgee ni teg nañu loxo Amadou Lamine Dia dafa supprimer ay message am. message yëpp daf ko supprimer